nuyu Sénégalais yi sant leen gërëm leen di ñaan yàlla defal ñu jàmm ak salaam ci guddi Mouhamed gi ñu jógee sallallahu alayhi wa sallam donc di ñëw nag ci sa question bi nga ma laaj wax dëgg yàlla damay jàpp ni Idrissa ñëw ci gouvernement bi dina am ñu mu bett dina am ñu mu dul bett waaw parce que nag responsable laa ci moo tax ma ni bettu ma waaw. bettu la. waaye tey jii. jël nañ ko teg conseil président conseil départemental. ban njëriñ lay am ci biir parti bi. waaw xam nga li tax man la li nga laaj ni ban njëriñ lay am ci biir réew mi la parti bi mais dafay njëriñ bi mu ci am damay jàpp ni stabilité pays bi njëkk mooy boo dégloo ci discours am wax na lu am solo loo xamante ni kenn ku nekk boo ci jàngatee xam li tax xam ni dafa ñëw fas yéene ci indi apport am ci pays bi kon kii indi apport nag damay jàpp ni loolu njariñul Sénégal la ndax li mu ci duggee dégg ngeen ci waxtaanam mu ni lu ñu yàgg waxtaane la ci dialogue bi ak ci yooyu dem nañ ba tënk li ñuy tënk am na ci yoo xam te ne yu xóot la nag yu ñu war a continuer waxtaan kon ma jàpp ni waxtaan boobu nekk na loo xamante ni war nañ ñëpp war nañ cee mën a séentu loo xamante ni luy jariñ Sénégal la. yaakaaroon ne am na loo xamante ne xaw naa lëndëm ci soow kii ñuul ci soow même boo xoolee Idrissa Seck daanaka dafa mosoon a bañ dugg ci gouvernement Macky Sall jékki saay rek ak quelques négociations ñëw amul loo xam benn deal bu fa nekk seen biir. non bul ni quelques négociations. man dina 15 mois de négociation. waaw xam nga 15 mois kon donc nekkul 15 jours. maanaam lu la ñu wax. ne waaw xam nga d'accord xam nga dafa wax en résumé dialogue bi diire na lu yàgg bi ñu jógee élection léegi et deuxièmement ñu toogoon ni du dugg ci gouvernement nangam loolu nga xam mais nit ku nekk nag sañ nga am ay ambition sañ nga am sa jël say propre décision ni lii laay bëgg lii laay def. may ma déedéet mais mu sotti nag yàlla la sëñ Cheikh Mbacké waxan Gaynde Fatma daan wax naan du ma wax lu ma narul mais wax mu sotti yàlla moo ko man parce que commençant par vous am ngay projet am ngay am te ambitieux ci quelque xam nga mais nag mu sotti kan moo ko xam yàlla mën na la xëy nga am sa programme ni tey da ngay xëy dem Dakar yàlla xëy wàññi la ni la déedéet tey du Dakar fii la lan la ci nit mat il faut que nit ñi itam comprendre ni nit ki moom doomu aadama matul yàlla rek moo mat am nga ay sañ am nga ay bëgg-bëgg yoo xamante ni sa programme àdduna da nga naan lii ak lii laa bëgg a def lii ak lii da ngay commencer sa kër di tabax ji baa ngay toj di changer di toj di changer ndax am na loo ci gis loo xamante ni bokkul ak ni nga démarré woon donc Idrissa ku ne xam na ni dans l'opposition ku nekk xam na ni li mu def ci opposition bari na soo ko xoolee durant li mu accompagné le président Abdoulaye Wade 26 ans ak moom bi mu duggee ci gouvernement def ci ay 3 ans ak 4 ans yu manqué mu génn ko ba léegi mu nekk dans l'opposition kon xam ne ñi mën a opposé waaw c'est quelqu'un boo xamante ni tàmm na lan mooy opposition. daa dem ba sonn rek mën a xaar déedéet ñàkk pexe rek naa dugg rek. doo kooku yaa xalaat sonn amul fii boo xoolee Idrissa ci discours am ci constance nga xam ni coono nit ñuy wax nit ñi nag fi mu ne li mu def on s'y attendait que tout le monde mun ñoo bokk benn gis-gis bi ñii dañuy wax jëm fii ñii wax jëm fële mais li ma la wax ku xam Idrissa xam ni ci discours am boo dégloo affaire bi avant muy def déclaration démb mais bi mu defee ba pare xel yu bari ñëwaat na parce que man y a pas mal de personnes ñu ma woo d'ici et l'extérieur di wax man de bi ma ko dégloo moo tax ma ni responsable bu mu gaawtu responsable na ñëw bu dara xewee rek li naan du gàggante koo ci mbedd Idrissa dans ses discours yàgg na koo wax
naan kilifaam sëñ Cheikh Tidiane Ahmed Tidiane Sy daana ko wax kilifa du gàggante ko ci mbedd mais dégg nga dara déglul ba xam naka la boo xamee naka la nag soo ko jël nag say disposition mais ku nekk xam na ni Idrissa boo dégloo li mu wax ba sant kilifa diine yi sant citoyen bu nekk war na am réew mi toll na foo xamante ni ku nga xamante ni dañuy xalaat pour nga mën cee indi benn apport commençant par yow suñ la woo boo bañee da ngay daw sa responsabilité parce que nag xam am na loo man ak lu néew ak a bari mais kooku boo nee doo ko jariñ nag sa réew dafay xaw a doy waar ak vie aussi tam ak mu toll fi mu li mu opposé wu di ko daw jikkoom ba mu yore ba nag ni moom la yor def ci dugg nag selon nag indi nag lii nga xamante ni moom la mën a indi comme apport et je crois que loolu en ce moment dañ ko banal parce que loolu lépp kaa ñu ànd liggéey damay jàpp ni nag dinañ la déglu li nu yaakaar ci yow nga mën koo teg sur la table pour que Sénégal mën a jëm kanam. bu xoolee responsable réew mi nouvelle bi amee ñëpp jaxasoo boobu mën naa ñëpp daal maanaam nit ñi te bëri dañoo jaxasoo yaakaar ni ab seen leader da leen woor. mais non du responsable réew mi kese da nga même les sympathisants ba ci population bi nga xamante ne soo apolitique di observer kese ku ne dama leen dafa toll foofu ne ku nekk ak ni nga ko gisee du responsable réew bien vrai que nag comme il est le patron de réew mi nga ñëw nekk ci militant wala nga nekk ci responsable même citoyen simple bi sax buy wax yow lay woo yow lay bëgg a am ci yow information bu mu téeree xam nga donc loolu moo tax nga cité mais dama la ni yéen média bi yéen observateurs yi xam nga société civile ñeneen ak ñeneen ku nekk mi ngi xool ni nga ko jàngatee loolu c'est tout à fait normal mais ma jàpp wor amu fii parce que li mu wax ni na am na ñu mu consulté ñu bokk ci réew mi ak ñeneen xam nga gudd mais mënul kenn ku ne mu woo la presque des millions de personnes ñoo xamante ni man amaana sax ñamu woo am na ñu mu woo ñoo xamante ni ñoo ëpp base politique wala leneen mais il faut mu tànn rek ñenn parce que tag am na loo xamante ni c'est des secrets d'état waxtaan la bu ñuy def xañ na ñëpp mënuñoo ñëwandoo kenn ku ne indi sa xalaat day tax doo xam exact naka ngay def mais li leer mooy demul aveuglement rek jël décision comme ça. ñu ñëw fii ci Thiès gis nañu ni élection yi passé docteur Babacar Diop xam nga ko bu baax jàppale na leen. am nga ngeen ay alliés. tey jii Idrissa Seck bu ñu consulté dafa ne sincèrement day toogaat ci opposition bi ndax loolu du indi lënt-lënt fii ci parti bi au niveau de Thiès. mais non mënu indi benn lënt-lënt Babacar Diop je le connais très bien c'est un frère sama mbokk la. fii la dëkk Sampaate ci commune boobu la maire bi nekk dafa ñëwoon di ko jàpp muy comme ñeneen donc bi mu ñëw ni nga wax woo na ko mu ñu ko dee rester dans l'opposition loolu mooy moo lay won ni kon y a la démocratie dans réew mi démocratie am na foofu woo na Babacar pour mu ñëw waxtaan ak moom wax ko xalaatam bi mu ko waxee xalaatam Babacar delloo nangul na ko xalaatam mu ñu day rester dans l'opposition donc man gisuma ci itam inconvénient que li nga wax ni fii ci réew mi à Thiès n'est-ce pas loolu nga wax n'est-ce pas ba xam day am problème. politique ajout la waaw mais waaw mais am na ñeneen ñoo xamante ne tam mën nañu ñëw ngir am mbégte ci ni vraiment Idrissa mii kat wax dëgg yàlla c'est un vrai homme d'État bëgg na Macky Sall tàllal na ko loxo le président de la République ñëw na jàppale si ko am na ñoo xamante ne dinañ daw ñëw ci. ak waa APR nag. mais ak waa APR damay ni ñuy fas yéene liggéeyee mooy liggéey teg ko ci yoon pour que bu dee intérêt réew mi moo nu tax a jóg ma jàpp ni foofu wuru mën a am problème ndax ku ne ci néeg ak ku la wettali ubal bunt du leen tàqali est-ce que di nga wolof yooyu wala. Joolaa du ma wolof. voilà ku nekk ci néeg bi ah ba ku ko wettali ubal bunt du leen tàqale. dégg naa wax jooju. waaw léegi monsieur le maire sa kaddu bu mujj. ci ministre bi ak yan seen partisans yi ban appel la leen di lancé. bon man li may woote ci partisans yi tout responsable ñu dem dans la sérénité bien vrai que xëy na
affaire bi toll woon na foo xamante ni rek bi mu amee li ñu naan ñi mu bett lu leen bett man la ñu ci bari yaakaar wuñu woon affaire bi noonu la demee mais li ma la wax rek dafa am loo xamante ni toujours it boo dee responsable comme ni wax rek war nga mën a am dal bi boo déggee mbir analyser ko bu ko defee nag ñun fii au niveau de réew mi comme li nga wax may woon ñëpp ñu dal te déjà déglu nañu Idrissa ñii jàngat nañu li nga xamante ni moom la wax li ko ci tax a dugg parce que tam mënul nag réew mi déjà cax na wax na lu leer quoi qu'on dise te dama jàpp ni tout Sénégalais boobu war na soxla fii ñu toll réew mi stabilité lañ ci soxla dal loolu moo waral moom itam comme li ma la wax ne du am na ay citoyens comme ñëpp ñoo xamante ni xañ na loolu lañ doon xaar ci moom mu dugg ñëw indi apport am yaa ngi dégg loolu bu amee dañ am na lu ñu yaakaar ci moom dama yaakaar ni wowuñu ko pour rien que rek dugg ñu comme li nga wax noonu am na lu mu yaakaar ni mën na koo am moom moo tax ci biir wax nga dégg soldat beeg militaire beeg loolu lépp ba ci policier bi kenn ku ne na nga ci am part de responsabilité moom itam am na ci part de responsabilité moo tax bi ko nit ñi ñaanee ñi ko ñaan ak mu nu nga woon a accepté dem dialogue wax na Idrissa leeral na li nga xamante ni moom la mën a c'est que nit ñi nag fu nu jaar moom ku ne indi nag sa xalaat moo waral moom ngeen ñëw mooy démocratie man ni ma ko gisee daal mooy population surtout nag la commune de Thiès nga xamante ni nag li foofu lañ fi lañ nekk te ni tey wax que ñu ànd ak dal ak fulla ak fayda xam ni ñun ñoo doole woon Idrissa ñoo ko tànn comme mu nekk suñu leader ci politique bi xam nga wax kon war nañ ko mën a bàyyi itam mu jël certaines décisions yoo xamante ni ginnaaw bu mu ci consulté ñenn ñi li ci des nag ñu toog accompagner ko pour que vraiment li ñu yaakaar ci moom mu mën koo apporter vraiment dans le gouvernement. waaw monsieur le maire ñu ngi lay gërëm di la sant di la remercier ci invitation bi ñu amate wax nga ministre yi de am ministre yi dañ koy teg de côté. da ngaa bëgg a wax ci sa télé. yaa wax ci ah. li wax. da ngeen wax da nga non yaa tudd ni ministre yi xam nga yu ne fat. ok d' accord amul problème. léegi yu Thiès waaw d' accord ministre du Thiès gis nañu ni Yankhoba Diattara fal nañ ko tàbb nañ ko. te ñuy gis ni à chaque fois dara bu amee rek Idrissa Seck Yankhoba Diattara lay gën lay jëkk jiital. que yéen a ngi nii tey nekk maire yaakaar ne loolu am na lu ci nekk. non non njëkk ko jiital parce que Yankhoba Diattara. mais à chaque fois Diattara mooy. déedéet Yankhoba mi ngi soog a am tey li nga wax nomination bu direct bi ci des yëpp il était adjoint premier adjoint maire la yaa ngi dégg. bu bàyyi ko fi teg ko presque moo nekkoon matul. waaw d'accord mais kooku ba tey mais. moo nekkoon ci maire waaw mais daf ko defan délégation signataire yaa ngi dégg mais poste bi ma mën a wax ni il est le maire d'office am woon président conseil départemental aussi c'est Idrissa la ñuy wax Yankhoba Diattara on dit vice président. pour noonu attends biñ fi temps di jamono dip bi ñuy def législative yi passé Yankhoba Diattara il méritait d'être député comme tout le monde yaa ngi dégg mais taxul mu dugg parce que nag man naa cee xam lu bari. may ma tudd rek déedéet gënuñoo liggéey dama ni déggoo man la ku nekk am nga ci mérite ci li foofu laa jëm si parce que lu ci nekk li ñu naan lu jot rek yomb ñun xam nañ loolu Yankhoba xam nañ ko yaa ngi dégg mais boo xoolee loyauté ci Idrissa yaa ngi dégg ak engagement am ci wetu Idrissa mérité na te mu son comment dirais-je niveau d'intellectuel am bi mu am yaa ngi dégg ak bagage am bi mu am d'après démb bi dégg ngeen ko dem bi ñuy wax parcours am yaa ngi dégg kon war na mën a nekk ministre parce que nag wax dëgg yàlla bu dee politiquement engagement am na comme tant d'autres mais mbir nag bu jotee que mu nekk rek cëram ça ne veut pas dire que moo gën a mérité ñëpp mais du tee ñu bu fekkente ni du woon ko mérité wala leneen man bu boobaa man nañ ko wax mais amul kenn ku jéggi ni parce que mérité ko parce que mérite bi mooy fi nga nekk ñu am fi sa constat ñu xam fi sa engagement xam fi sa loyauté là nekk na loo xam te ni ñun dañ ko ci mérite ci moom
ça ne veut pas dire que gën nañu ko mérité wala gën na mérité keneen ak keneen waaw parce que tam ñun ñoo ngi nekk maire xam nga wax comme li nga ni def ndax daf ko gën a mérité ñeneen man la déedéet mais il faut kenn rek mooy mën a génn ndax am na yu fi jaar ministre yu njëkk yi pourtant doon nañ ci xalaat ñeneen ak ñeneen ak ñeneen mais bu njëkk bi comme bi ñeneen njëkk na demee député yi aussi noonu te boobu mi ngi fi mais xañ na lii tey moom la yàlla tudd mais xam nga yàlla mën na tudd dara moom ndax yàlla moo xam lu mu ko tudd ci nit ki ñun doomu aadama yi matul nag ñu critiquer ni non waru ko mën a doon wala matu ko wala mënu ko. ba ci des mooy waaw bala ma ñëw beneen bi nga xamante ne tudd na ko muy Aly Saleh itam ki bokk ci suñu parti nekk na koo xamante ni vraiment daf ko mérité la parce que c'est un doyen mooy sage yu parti bi yaa ngi ni yore massification ci parti bi xam na wax bokk secrétariat nekk koo xamante ni wax dëgg yàlla loyauté comme ni ma wax parce que tam xamante nañu man du ma ci wax kenn pour lu la neex mais li ci am solo ñaar ñoom ñi mu ko def nekk ñoo xamante ni daal ci li ñu xam parce que nag li xew ëllëg yàlla rek ko xam mais li ñu xam man leen ko seedeel nekk nañu ñoo nga xamante ni vraiment seen engagement ak seen loyauté ci parti réew mi mérité nañ d'être ministre ginnaaw bi nga xamante ni Idrissa nangu na dugg ci gouvernement union nationale. non il ne faut pas dire APR nous ne sommes pas de l'APR pour mu leer loolu maa koy tontu nii parce que déggoo mu wax ko gouvernement ñaata yoon comme li nga wax Abdoulaye la dugg ci gouvernement génn bu ma fàttaliwaale comme xalaat bi ma am léegi li mën nañ ni xañ na famille li naan lu jot rek ak fa ko yàlla yi jaarale kenn mënu woon a imaginer affaire bi mais yàlla li mu tuddan pare na Abdoulaye di ñaata at la dala wax na libéraux yi daje na nangam ak nangam kon lu mel noonu su amee dañuy rafet njot naan rafet njot parce que il faut pas que ñu jël yëf yi dramatiser ko ba nga xamante ni xel yi jaxasoo parce que su boobaa Sénégal mooy nekk le perdant li ñu amal solo daal nañu ñaan yàlla def ci li nga xamante ni moom lañ ci yaakaar ba tax mu nekk ci muy njariñu Sénégal njariñu réew mi. question bu mujj bi rek moo di Talla Sylla gis nañu Talla Sylla depuis le début nangu woon na collaborer ak état. ba mu indi ay frustration ci biir yenn autorité du réew mi. yaakaaroon ni Talla Sylla am na dëgg ci tey. non amul dëgg ci ñun ça je pèse bien mon mot mais moom amul raison ci ñun parce que nag ñun ñoo ko teg fi mu ne ginnaaw yàlla. comme li muy wax naan ba mu naan Idrissa dafa fàtte yàlla déedéet moo tax ma ji fa musul fàtte yàlla parce que bu fa nekkee ginnaaw yàlla ñun la te xam naa ci lu bari. kon amul fa parce que ba mu koy def nit ki tam bu fekkee da ngeen a nekk ngay def loo xamante ni doo yëgoog ñoom doo waxtaan ak ñoom doo diisoo ak ñoom là aussi du mën a am raison ci ñun. est-ce que vision dafa amoon vision. waaw mais bu dee vision il devait avoir le courage. waaw mais ñun dégg ko man la dugg gi wut yàqu ci suñu ambition dara ça c'est clair yàqu ci dara xaj na. fii la jote pour xañ na ñu dugg ci ngir lan loo xamante ni damay jàpp ni ñi seen xel bàyyi ñu bari xam nañ ni Sénégal fi mu toll stabilité réew mi soxla nañ ko te moo gën kon kuy responsable bu ne bu nu xalaatee ni mën nga cee indi apport mën nañ la koo rafetlu mais ku xam Idrissa xam ne nag ku am fulla la ku am fayda la ku am fulla la ku am fayda la nekk na ko xamante ne ku nangu kilifteen am na tam ñu muy jox cër ak ñu bari ñoo xamante ne bu ñoo xam moom di leen jox cër pour déglu leen pour xool parce que boo déggoo discours am dégg nga vraiment yu bëree bëri am na yu nu fàttali yu bëri sax teg ko yoo xamante ne man maa ngi woon ci oto di déglu vraiment xamal naa ni yu bëri dañ ko fàttali mais moom it yu bëri wax na ko ci ormal gu muy ormal tam ñoo xamante ni nekk nañ ci réew mi pour seen responsabilité mooy réew mi dal réew mi ñu mën a àndandoo tabax ko ñooñu da leen di dégg. ñu ngi lay delloo ngërëm di leen sant di wax ni yàlla na yàlla defal jàmm di wax ni yàlla def ci réew mi dal ak njariñ parce que defe naa loolu mooy intérêt bépp sénégalais yàlla jëlee fi
corona bi fi nekk nga xamante ni dafa tënk àdduna bépp yàlla jeexal ko fi incha allah.